Bienvenue dans votre émission Justice et Justiciable. Aujourd'hui, vendredi 22 janvier 2021, nous avons le plaisir de recevoir dans notre studio M. Moustapha Diop, transporteur au port autonome de Dakar. tey jii ñu koy dalal ngir waxtaane li nga xamante ni moo di jafe-jafe yi am ci bile bërëb waaye it ngir mu leeral ñu doxalin ba foofu Moustapha Diop ñu ngi lay dalal jàmm ci biir émission bi. waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi lay nuyu Alioune Mbaye di la ziar bu baax di ziar ñi nekk ci kër gi yëpp di nuyu mbokk sénégalais yëpp ak képp ku ñuy seetaan particulièrement sama famille sama waajur et cetera et cetera. alors tey ñu lay dalal Moustapha Diop ngir fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moo di transporteurs yi jafe-jafe yi ñuy jànkonteel fële ca bërëbu port autonome de Dakar notamment te kenn tegu leen ko ku dul ñi nga xamante ni ñu ci bari la lu ci bari ci armateurs yi la jóge waaye it lu ci bari ci wàllu stationnement beeg wàllum maam nekkin bi foofu alors jafe-jafe yooyu bari na buñ koy lim tey jii maanaam xam naa ni duñ fi jóge waaye buñ ci doon waxtaan dugg ci biir waxtaan bi rek yan jafe-jafe moo fa gën a fës seen diggante yéen ak ñii di armateurs yi nga xamante ni yéen a bokk port bi. waaw ginnaaw bi ma nuyoo ba pare jafe-jafe yi ñu am Alioune Mbaye mooy Sénégal moom ku ne xam na ni képp ku génne transport si dëkk génne nga pàcc bu am solo ndax liy déplacé dëkk ak dëkk loolu ku ne xam na ni bu lépp toogoon musiba am te képp ku génne port ci dëkk yaakaar naa la fay des du bari bon ñeme naa wax bu Sénégal parce que Sénégal ku ne xam na ni port bi bu ñu génnee la nga xamante ni moo fay ruus kon yaakaar naa ni mënatuñu am recette léegi nag loolay am ñi leen wër muy ñi nga xamante ni ñu leen wooyee des acteurs portuaires notamment transporteurs yi am nañ ci rôle bu important bu ñuy joué bon gàllankoor yi ñuy am nag mën naa ni yaatu na yaatuwaay bu nga xamante ni à chaque fois day ça revient quoi les problèmes revient de ce fait tey jii li ñu gën a jànkonteel mooy tey jii mën nañu waxtaane benn mbir entre les acteurs portuaires mais ce qui est malheureux mooy peut-être suivi du ci am ba ñàkk a doxal bañ ko war a doxal du ci am maanaam xam nga xam si mu fekk maanaam du am suivi daal du am suivi parce que tey jii bu fekkente ni da nga ne yow da nga teg naa lii nañ doxalee nii ci dëkk bi ñëpp dañ ko war a def ku jàdd yoon da nga ko war a tegaat ci yoon ñi nga xamante ni tey jii ñu leen di wooye ay armateurs c'est des multinationales tey jii ñun suñu dëkk ñun transporteurs yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal mais ñun buñ ñu dooleelul mais kon ça veut dire que ni ñun ni ñu mën a gisee rek mooy armateurs yi ñoom ñoo am doole suñu kaw parce que tey jii pacte bu ñu teg waxtaane ko mais ñoom ñooy faillir mais ñun duñu mës a faillir parce que peut-être on n'a pas des moyens de leur bloquer mais ñoom am nañ moyens yu ñu bloqué alors loolu day nekk lu yéeme parce que bu fekkee tey ji transporteur bi c'est un citoyen sénégalais armateur bi nekk ay multinational alors xanaa kon yoon dafa am tëddee ñaaxaanaay ci côté armateur yi wala nu mu demee noonu. waaw xam nga Alioune Mbaye je reviens ci benn affaire gis nga même sa kër sax boo fa nee sama kër bëgguma ñu fa def lii de temps en temps di nga wàcc ñëw vérifier ba xam ña ngi ko fay def wala defuñu ko doo teg benn mbir rek dem fan yële ci ginnaaw le 30 novembre am na benn waxtaan bu yaatu bu ñu defoon entre le port autonome de Dakar il y avait la douane il y avait les groupements des transporteurs il y avait UNACOIS ACIS ak benn comité bu ñuy wax ASTAP ma leen di nuyu de passage di leen féliciter ak lu ci mel ni groupement transporteurs yi CATLCS di ci jiital nuyoo bi le président muy Mbaye Mbeng ak son secrétaire général di Mama Diakhoumpa ñuy def ay liggéey yu am solo ñi ngi def lu ñu mën bon le bureau ñi ngi def lu ñu mën mais da di mbiru transport Sénégal yaatu na yaatuwaay bu nga xamante ni loo jooy rek am na lu des waaw loo jooy rek am na lu des ñoom ñi ngi def seen kéemtulaay kàttan mais pour revenir ci li ma la doon wax rek su fekkonte ne tey jii lépp lu ñu def mu am suivi kon gëm naa ni problème yu bari dina saafaraw parce que tey jii pacte boobu bañ demee ba waxtaanee ko ñi ma la limal léegi nii ñoom ñëpp ils étaient là-bas ñu ne ñun kat waxtaanee woon nañ lu tolloo ci 58 points 58 points yooyu waroon nañ mën a ñoom ñu respecté ko ñun ñu respecté ko buñ ko respecté ñun ñu respecté ko rek y aura pas de problème
mais tey jii ku ne xam ne ni transporteur sénégalais su toogee 2 jours 3 jours Sénégal yëg ko. Sénégal yëg ko de ce fait tey jii ñun bu fekkente ne doole lu ñu mais ci nax saay lañ jëm. la preuve sur 300 transporteurs 100 yi ñooy constant pour dire vrai 100 yi ñooy constant ñenn ñi képp transporteur boo fi lim bu du def 5 ans maa la ko wax mu jëm suuf. alors yow ci yow lan moo koy yóbbu ci suuf. li koy yóbbu ci suuf mooy dañu ñàkk a bañ a dooleel mooy li ma la doon wax rek dooleel bi mooy nit ki loo bu fekkente ne da ngay tranché dëgg da nga naan dëgg bi kat c'est valable pour kii mais c'est valable pour kii mais kii bu ko defee ok mais keneen ki bu ko deful dañu war a dal ci kawam loolu mooy yoon. loolu moom mooy yoon boo xoolee ci biir parti yi am na ci loo xamante ne waxtaanee woon nañ ko ñii dañuy nangu ñii bañ pour loolu man li ma gis comme solution mooy fan yee ñi ngi doon waxtaanee lu ñuy wax benn comité d'arbitrage bu nga xamante ne tey ji xañ na bu ñu ko sampee tey ji soo nekkul ci yoon wala man nekkuma ci yoon comité boobu ñëw xàcc daane ah ñi kat war nañ kii moo nekkul ci dëgg ñu revenir la à l'ordre mais su fekkente ne dañuy bàyyi ku nu lu waay neex def mais day am problème tout le temps. alors armateurs yi naka la ñu def ba seen doole ëpp yéen ñi nga xamante ni yéen transporteurs yi mais aussi yéen citoyens sénégalais yi nga xamante ni yéen vous êtes là vous formez votre entreprise ici au Sénégal multinationales yi ñëw naka la législateur bi naka la maanaam ki nga xamante ni mooy jaarale nit ñi yoon seetaanee loolu ba loolu di law ba mbir mi commencé di jéggi dayoo biir port. waaw Alioune Mbaye gis nga Sénégal gi ñu nekk nous sommes dans un pays sous-développé. te wax dëgg yàlla ku ne xam na ni armateurs yi li nga xamante ni peut-être noonu laa ko mën a tuddee. li ñuy dugal ci dëkk bi xañ na doon na lu amal njëriñ état ba nga xamante ni tey jii ñun jàpp nañ ni peut-être ñun doomu réew mi dugaluñ ko. mais man d'accorduma foofu parce que ñun doomu réew mi lu mu bon ñu ngi créer ay emploi di jël ay chauffeur di jël ay agent di teg dëppoo nag ak yoon. lu ñu yoon sant ñu def ko lu ñu yoon tere ñu bàyyi waaye bu fekkente ni ñoom dooleel gi ñu leen dooleel ñoom mel na ni ci loo xamante ni tey jii je te donne un exemple très terre à terre Sénégal boo fi dugalee conteneur transporteur bi mooy dugg ca port ba yàpp conteneur ba génne ko ci port bi waaye conteneur boobu muy yàpp ci benn compagnie la ñoom ñoo ko moom maanaam xottu conteneur bi tey jii boo yabee conteneur boobu mu chargé nga génne ko ci port bi soo paree da ngaa waroon ñëw delloo si waat ko armateur bi nga xamante ni moom moo la joxoon conteneur bi moom nga ko war a delloowaat mais toll nañ ci fan yee ci ginnaaw d'ailleurs sax mooy li ma la doon wax li sànq ñi ma doon remercier noonu dox nañ ci lu am solo waxtaanoon nañ ba nga xamante ni armateurs yi commencé waat nañ ñenn ñi di jël seen ay vide maanaam tey jii boo duggee jël conteneur génn nga déporté nañ ko ba pare nga delloo si waat ko ci armateur bi mu jël conteneur am dans les plus brefs délais mais ce qui est malheureux dans ça tey jii ñun dañ ne li nga xamante ni moo doon arrêté ministériel nekk benn arrêté bu nekkoon depuis 2011 muy arrêté bu nga xamante ni ñoom compagnie bi may nañ leen ñu lu ñuy wax détention tey ñun bu ñu téyee seen conteneur bu ñu livré Ndakaaru par exemple 24 heures dañ ko war a restituer avant 24 heures yi su 24 heures yi weesoo dañ koy dañ lay commencé di la facturer lu ñuy wax détention bés bu set ñu lay facturer ci conteneur u 20 pieds bi ñu la ciy facturer 17000 TTC conteneur 40 pieds bi ñu la ciy facturer 29000. saa bu yokkee fan daal. saa bu yokkee fan dem na ba nga xamante ni ñii nga xamante ni mooy ñi ma tuddoon sànq dox nañ ci ay jéego dem nañ xeex ba am 48 heures pour Ndakaaru c'est un plus d'accord mais tey ci pacte boobu ñun en contrepartie am nañ ci dara. mooy lan tey jii ñun bu fekkente ni jël nañ seen conteneur waxtu bañ leen ko waroon delloo si jot ñu ñëw di leen ko indil sil ñu ne ñu actuellement amuñu fu ñu ko teg yoon nee na ñoom war nañu mën a fay tracteur bi dañ koy facturer lu ñuy wax immobilisation ñun ñoo leen koy facturer en contrepartie ñoom ñu ñuy facturer détention compagnie bu la facturer détention tey soo réagirul suba boo ñëwee mu bloqué la ñun immobilisation bu la neexee nga def sondage wala nga wër transporteurs yi nekk Sénégal yépp amul kenn kuñ ci fay immobilisation duñ la fay. amoo fenn tamit foo leen mën a yóbbu pour ñu fay fan ngay leen di yóbbu nee ma fii nga leen di yóbbu amoo foo leen yóbbu parce que ñoom nekk nañ ay nit yu noonu laa ko mën a tuddee pour man dañu am doole ba nga xamante ni te man am doole boobu lu man naqari la. parce que d'accord dañu war a liggéey mais ñun ñooy le seul pays buy fay
ay surestaries ak ay détention il faut le dire ak ay surestaries parce que tey ji lu mel ni ay Côte d'Ivoire Ghana et cetera mais dëkk yooyu duñ ko fay te wax jii ma lay wax bu la neexee nga saytu ko vérifier ko tu sauras nettement que ni ñoom maanaam nañuy làmb bu nooyee rek ñu jàll. Sénégal nag nekk na pays boo xamante ni war nañu jóg ci loolu aussi et loolu maa ngi ci profité di lancer benn appel au président Macky Sall mu dëggal boppam parce que ñun moom mooy suñu njiit te vraiment su fekkente ni njiit bi am na nu mu doxee rek ñun gàllankoor mën nañu am na protéger doomu réewam parce que xale yi nga gis je vais te dire une chose xale yi màbb jëm nu ñu koy waxatee ci gaal gi yëpp mais genn wàll gi yëpp c'est des chauffeurs genn wàll gi yëpp c'est des chauffeurs yi nga xamante ne dañ leen dàq wala boog bi Covid bi ñëw ñu am ay problème parce que tam yow en tant que mënoo yor entreprise Covid bi ñëw laal la et cetera nga am ay problème ci kii bi mais tu es obligé ngay wàññi soo wàññee ñooñu amuñu fu ñu jëm et pourtant bu fekkoonte ne dooleel nañu ñooñu mën nañ leen a téye ay doomu réew mi lañ war nañ leen mën a jàppale ba nga xamante ne ñoom dañuy yëg seen bopp ñun ñu yëg suñu bopp voilà. alors tey jii nii bu ñu comme sànq yaa ngi wax mbirum immobilisation ak détention tey jii armateurs yi bu ñu la facturer par exemple li nga xamante ni mooy détention nga téye seen conteneur par exemple wala leen ko indiwoo ko. ñu facturer 17000 si journée bi wala 29000 ça dépend si nombre de pieds yi. alors loolu xaalis boobu fan lay dugg. xaalis boobu du dugg fudul ci ñoom mais bu fekkonte ni xam nga li ma la doon wax sànq mooy li ma la wax rek. fii ak comité d'arbitrage bi ñuy wax teguwul dinañ gën a gàllankooru parce que tey jii loolu noonu bu fekkonte ne en contrepartie ñun bu ñu téye seen conteneur ñu facturer leen immobilisation bi ñu fay ñu ko mais amul problème boobaa c'est à équité dañuy tolloo bu ñu leen tooñee ñu nangu ñoom bu ñu tooñee ñu nangu parce que tey jii ñoom boo jëlee seen conteneur ba génne ko booy retourné waat maanaam tare bi ñu mel ni rek xam nga port conteneur boo ko jëlee port di ko yóbbu di ko transporter ji yaa ngi facturé 70 000 francs bu ndaw bi da nga may dégg bu mag bi nga koy facturé 105 000 hors taxe tey jii bu fekkente ni da nga jël conteneur bi génnee ko ci port bi heure waxtu jot delloo bi jot mais waroo dawaat ay kilomètres pour delloo leen seen vide kilomètres boobu yooyu ngay daw mais da ngay lakk gasoil. c'est clair. donc ñoom war nañ leen mën a di leen facturer waat transfert loolu transfert lañ ko war a mën a tuddee dañ leen war a transférer seen vide fañ ko bëggee mais du ñun ñoo war a jël sunu ay te kaay ma wax la tu peux rester toute une journée yore benn vide ci sa kaw remorque di xandaaloog moom soo demee fee ñu ne demal fii soo demee fee ñu ne demal fii pour quelle raison. te dara du leen ci fekk. dara mënu leen ci fekk. yow yaay lakk sa gasoil yaay taxawal. dama ne yow sa wàll bopp yaa dul mën a liggéey parce que autant benn journée bi mën nga fi def 3 rotations dugg port génn ba mu ñetti yoon mais léegi nii loolu sa fukki xalaatu ko benn conteneur nga mën a jël ci port bi te loolu pourtant luy gàllankoor état bi la parce que fluidité bi nu mu gën a gaaw dëkk bi ñëpp di ko yëg. bien sûr voilà. bien sûr alors boobu tamit boobu jafe-jafe dégg ngeen ko mu nekk loo xamante ni aussi liñ naan doomi réew mooy tabax réew donc bu ñii di tabax réew mi je pense que yoon la ñu fexe nu ñu leen protéger ba les multinationales yu jugee ca du ma ne ca àll ba sax mais jóge bitim réew ñëw war a ñu mën a gën a bénéficier wu ci doomu réew yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir port bi mais loolu tamit aussi dañuy yóbbu ñu dugg ci beneen point mooy point wu étroitesse su port bi nee nañ port bi dafa xat nee nañ port bi dafa metti alors Moustapha loolu lan nga ciy wax. waaw port bi metti na méttiwaay bu nga xamante ni tey jii xañ na méttiwaay bi li may wax rek sunu doomu réew rek ñoo koy subir gis nga les chauffeurs là yi nekk ci port bi ñu ngi dund calvaire bu extraordinaire je le dis tey aujourd'hui lu méttee métti ñu ngi koy dund parce que li ñuy dund xam nga mooy lan. da ngay gis chauffeur bu toog ci otom pendant des jours di daw te fu mu tourné am gàllankoor ku ne xam ne ne suñu dëkk bii tali dafa xat boo jàkkaarloo ak oto da ngay teggi sa tànk bokkut ak réewu tubaab yi peut-être di nga mën a daw ay kilomètres doo gis oto fii tey jii su fekkente ni yow boo taxawee ci chevet tali bi police da la fay fekk attesté la wala bu la fa fekkul attesté la lu ñuy wax mairie ñëw fekk la fa man bañuma ñuy
tegaat mbiri ci yoon mais bu ñu leen ñu teg ci yoon nañ koy yaatal ba ñi nga xamante ni ñoom tam part de responsabilité yi ñu ci am ñu jël ko dañu war a tenir compte ci étroitesse su port bi xat na xat boo xamante ni tey jii boo fa yoree camion boo fa amee soxla sax bu dul dara yoroo oto yoroo chauffeur camion wala dara soo duggee di dem doo fa mën a dugg doo fa mën a accéder et pourtant port dafa war a fluide. effectivement port dafa nekk loo xamante ni échange bi dafa war a fluide di ñëw di dem beeg dikk bi dafa war a yomb. effectivement mais bu fekkente ni dem beeg dikk bi gàllankooru na mais lenteur boobu c'est un manque à gagner. dañu wax ko aussi. bien sûr bon beneen problème bi damay lancer peut-être benn appel pour que suñu mbokku takk der yi ñu ñuy dimbali. nekk nañ ay nit yoo xamante ni tey jii c'est pas pour rien mais ñoom ñooy veiller ci suñu sécurité tey jii dëkk bu amul gendarmerie wala police dañuy gàllankooru mais nañ ñu bàyyi xel ni ñun bu ñu waree dugg ci port bi jël conteneur. transporteur bu waree dugg ci port bi jël conteneur mais fan lay jaar fudul ci yoonu port yi fan lay jaar du naaw dem dugg ci biir. day jaar ci tali yi maintenant tali yooyu muy jaar xat na nañ nangu ne dafa xat ñu jël ay mesures yu nga xamante ni tey jii loolu war na mën a wàññeeku ci mesures yooyu may daane la ci benn affaire bu ñu jël xañ na loolu lañ gis ba dem créer benn agence ñu koy wax AGS. agence gestion service bon man. l'utilité de ce kii là man xaw ma lu muy jariñ te may parce que gisuma ci bokk sama bopp. d'ailleurs ñu bari déploré nañ ko sax. voilà AGS amul njariñ man bokk bu fekkonte ni par exemple pour rendre fluide le port d'accord naa mais une partie au contraire pour man moyen pour ut xaalis la nañ ko wax te dee. je reviens d'abord si li ma la doon wax ci xat-xataayu port bi. pour que policiers yi ak gendarmes yi ñu dimbali ñu lii laay war a suuli. ñu xam ne d'accord nañ ku nekkul ci dëgg chauffeur bu daw nekk ci téléphone wala nga nekk taxaw ci digg tali bi d'accord mais tali bi dafa xat ci booru tali bi rek nga mën a taxaw. mais y a même une double sanction par exemple yenn saa yi police daan la gendarme mu fekk la fa sabo la c'est-à-dire loolu tamit. police tey jii mën nga nekk ci loolu moom maa ngi lancé benn appel bu nga xamante ni bu ci président jugul wala kenn jugul ci dina yee fitna un jour. parce que mais route nationale bi boo ciy génn tey di génne conteneur hors de Dakar. foo taxaw dañ lay saboo même si tu es en panne. même si tu es en panne te ku ne xam ne ni panne cas de force majeure la kenn ñaanul yàlla yor oto wala dara di panne mais boo paanee ñu ñëw jëm la assister. fu fekk xool noo fa jógee. mais da ngay panne ñu ñëw di la sabo di la fayoo ko ay 30 000 ce qui n'est pas normal du tout. à verser foo koy verser. mairie xam nga ku ne xam ne ni mairie Sénégal moom. mais nañ ko teg ci yoon. man bañu ma ñu réprimer mais nañ ko teg ci yoon. ku nekkul ci dëgg nañ la bindal nga attestation nga dem fay. parce que en général je te dis une chose transporteurs yi ñemewu ñoo bañ a nekk en règle. bien vrai que nag bon ñëpp yamuñu. mais pour dire vrai beaucoup de transporteurs yi ñu ngi daw correctement yor tous les documents qu'il faut pour taw ci kaw tali. kon nañ leen jàppale ci affaire boobu vraiment ñu bàyyi lu tar bi lañ tegal. voilà alors mi ngi noonu. mu nekk loo xamante ni aussi c'est à déplorer lu ñuy naqarlu la parce que tey jii nii doomu réew mi mënuñu nekk ci biir port bi di liggéey mais aussi ñu leen di xatal ci biir port bi déjà port bi nee nañ dafa xat trop dégg ngeen léegi la Moustapha Diop wax port bi dafa xat mais aussi tamit mënoo foo taxaw ñu sabo la te dañ ne port bi dafa xat donc loolu tamit aussi ça c'est un problème réel boo xamante ni yaakaar naa état bi war na si jël ay mesures ndax ku ne développement wu réew ne port te ku ne port ne fluidité donc port dañuy xaar ci autorités yi ñu créer fa benn fluidité boo xamante ni li ñu naan les va-et-vient li ñu naan les biens et les marchandises dina mën a circuler en temps réel donc Moustapha tey jii bu ñu jógee si question boobu noonu ñu dugg ci li nga xamante ni mooy mesure d'accompagnement yi nga xamante ni aussi ça laisse à désirer ci biir port bi maanaam li nga xamante ni chauffeurs yi jàmbat nañ ne bu ñu waree dugg par exemple ci fu mel ni Dubaï. foofu dinañ fa def yenn saa yi am na ñu fay def sax ay ñaari fan am na ñuy def benn fan ci àll foofu noonu. amuñu droit wàcc seen oto. seen i besoin amuñu fu ñu ko satisfaire alors loolu lu toll ni port de Dakar loolu c'est scandaleux yaakaar naa. xam nga Alioune Mbaye fii réew mi toll waxuma sax réew mi fi monde bi toll nit waratul teg nit lu mu mënut. nit waratul teg nit coono. nañ ko wax. tey jii bu fekkente ni da nga ñëw yore dugg ci biir port bi war a teg conteneur ñoom dañu teg seen ay règlement ne bu kenn
boo xasee ba dugg ci biir tag bi amatuloo droit wàcc ci suuf mais ku ne xam ne ni nit dafay am ay besoins personnels te chauffeur yooyu noonu ay nit lañu doo leen jël bàyyi leen si biir seen biir oto ñu toog ne du ñu wàcc bu ñu amee soxla du ñu am fu ñu ko dem jooy jee pour lan d'accord teg nga say mesure nee nga yow soo duggee lii kat bëgg naa su ma duggee fii nii laa bëgg mu doxalee bu kenn wàcc ci suuf mais bu ñu amee ay soxla nag waruñu mën a trouver ay moyens bu fekkente ni wàcc dugg nga ci bi tey bu fekkonte ni Alioune Mbaye bu fekkonte ni mbir mi dina gaaw doo fa am soxla ku ne xam ne ni kenn bëggul toog fenn benn heure ku sañoon da ngay dugg ñu tegal la sa conteneur nga dem génn mais ñoom seen wàllu ba parfois da ngay dugg panne ñoom seen calmar yi panne seen du dëgg panne boobu muy panne jël temps te fa mu panne yow foofu dafa bouger de amoo droit bouger. non tu ne bougeras pas soit tu sors soit da ngay génn te ku ne xam ne ni balaa ngay dugg ci port bi rek da nga am coono léegi boo duggee pour war a jël conteneur mais soo duggee ñu ne la dafa panne da ngay xaar ñu réparé ko mais nañu xam ni ay doomu aadama lañ séqal tey ji lu ci mel ni DP World Dubai Port man benn affaire rek laa leen di lancé nañu jox orma doomu aadama yi nga xamante ni ñooy chauffeurs yi dugg si biir di jël ay conteneur foofu su jaree képp ku ci am soxla ñu am ay moyens d'alerte yoo xamante ni boo tàllalee sa loxo ñu ñëw jël si la yóbbu la nga def say besoin ñu dellu mais bàyyi nit ki day dem sax vous m'excusez am na ñoo xam ne dañuy jël ay pot di ci def ci n'importe quoi mais pour lan ay doomu aadama lañ ay nit lañ nañ leen jox cër bi nga xamante ni moom moo war mais jël leen teg leen yenn coono yi mën na ñàkk voilà. alors ci loolu ñuy profité rek di nuyu suñu mbokku internet yi ñoom ñëpp ñu ngi dugg ku ci nekk par exemple di rafetlu jotaay bi mais aussi di encourager ki di Moustapha Diop par rapport ak li nga xamante ni mu ngi koy wax xam nga dafa nekk loo xamante ni problème yoo xamante ni tey ji boo gisee ku la ko waxal rek gis nga ñoom ñëpp boo leen déggee gisee seeni réaction nga xamante ni nekk na situation boo xam ñu ngi ko fay dund te mu metti te du ñu am foo ko waxee alors Moustapha tey jii nii ñu gis jafe-jafe yooyu yëpp port bi nekk mais est-ce que tey jii am na benn politique boo xamante ni état bi réellement teg na ko pour bëgg a assainir port bi ci kaw est-ce que yéen mës nañ leen woo genre waxtaan boo xamante ni maanaam ñi ko sekk état beeg yooyu maire yi ñoo leen woo ngir waxtaan ak yéen saytu naka la ñuy def ba yokk nekkinu port bi nekkin bu rafet bi. waaw loolu mi ngi am parce que nit tam da ngay wax dëgg te yàlla tax. état bi mi ngi trouver ay solutions pour ñuy régler pas mal de problèmes ndaje yi ma la expliquer léegi rek loolu la wund woon. parce que képp kuy acteur portuaire woowoon nañ la nga ñëw ñu xool naka la ñuy avancer mais xam nga mbir mi du ñëw rek toog waxtaan dafa ànd ak ay mesures d'accompagnement soo ñëwee wax ni nañ def nangam na am suivi bu ko nit ki nanguwul keneen ki ñu mën a yoon mën a dal ci kawam mais bu fekkente ne la ngay nangul ma sàmba ngay bañal ma demba loolu baaxul ci réew da ngay boole ñëpp yamale leen bon bu tey jii je peux dire que li gën a yokk port bi xat gis nga Alioune Mbaye dañu war a dépasser lu bari bu fekkente ne dañu jël port autonome de Dakar muy port bu nga xamante ni tey jii waxuma la Dakar rek mais ñi ci jëriñu sous région bi yëpp dañ ci jëriñu muy Mali di peut-être je peux dire Guinée di Burkina seeni bagage day jaar fii ñu koy jëlee fii di leen ko yott loolu tey jii war nañ mën a xam ne ñun nekk nañ benn port bu nga xamante ne war am nañ doole mais pourquoi pas ñu organiser ko tey jii man sama xalaat bu gàtt laay joxe c'est mon avis personnel su fekkente ne tey jii da nga ñëw lu mel ni port mais organise-toi ba nga fi nga xamante ni ay conteneur fa nekk ñu fay jëlee conteneur oto yi fay dugg fluidité pour man mën na fa am mais fi nga xamante ni vrac moo fa nekk wala lu ñuy wax lu mel ni ay soufre ay kelenkeer affaire yooyu mais bon d'ailleurs dama jàpp ñi ngi waajal port bu Kaolack peut-être loolu bu ñëwee taxaw tey jii mën na désengorger port Dakar bi effectivement de même que Ndayane astafurlah comment dirais-je Sendou ñi ngi wax ni ñi ngi fay waajal lu ci lu ni mel mais tey jii xañ na loolu bu taxawee bu ñu jëlee vrac yooyu yóbbu leen foofu mais dina wàññi bu baax a baax congestion portière bi tey jii bu fekkonte ne tey wàññi nañ loolu pour man jàpp naa ni ki nga xamante ni conteneur la am soxla day dugg ci port de Dakar bi jël ko ki war a dem jëli kelenkeer fële mu dem foofu dem jëli ji ko parce que tey jii Mali Mauritanie yeneen dëkk yépp dañuy jaarale fii seen marchandise yóbbu ko foofu kon ñun am nañ port bu am doole am nañ port bu nga xamante ni am na capacité kon nañ ko réorganiser pour que ku ci nekk mën cee gis sa bopp
effectivement waaw parce que vraiment ça ne sert à rien nga teg benn affaire waxtaanee lii suba nga ñëw après amul suivi mais attends bu yàggee gars yi dañuy découragé. alors gis ngeen donc mi ngi noonu c'est vrai que am na loo xamante ni moom dafa du ma ne sax dafa ñaaw mais dafa ruslu port bu toll nii Ndakaaru am ay port jafe-jafe yu mel nii ba gis nga Ngagne Demba mi ngi naan franchement chauffeurs yi sonn nañu donc loolu lépp ci ay cris du cœur la yoo xamante ni ñi nekk ci port bi ñu ngi koy jànkonteel mu nekk loo xamante ni aussi état bi yaakaar naa war na mën a jël ay mesures jëmale suñu mel ndax bokk na ci liy développé réew port tey jii boo déggee ñu naan ay port d'Amsterdam nga dégg ñuy wax port yu mag yi c'est parce que ay dëkk lañ yoo xamante ni seeni port ñoo leen yóbbu daanaka fi ñu egg kon tey jii yoon la ñu dooleel li nga xamante ni moo di port autonome Dakar alors président Moustapha ñu dellu si waat ci mbirum personnel bi. tey jii ak jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel naka ngeen di def bay kon ne di gérer seen personnel te kenn du leen dégg. waaw métti rek ak tar loolu moom il faut que ñu wax ko peut-être métti ak tar parce que tey jii su fekkente ni yow yaa ngi jànkonteeg ay problème bu normalé sax day métti asantumaak nag bu anormalé kon xam ne coono yi foofu lay gën a tare tey jii bu fekkente ni d'ailleurs li nga xamante ni mën nañ ko tuddaale muy le Covid li nga xamante ni ba mu ñëwee moom ku ne xam na ni ñëpp la laal tey jii loolu rek am na lu impact bu tar bu mu indi ci biir milieu bi parce que tey jii ku mënoon fukk mënatoo ko dañuy waxtaan rek waxante dëgg te ay nit tam mënoo leen téye weer bu dee nga leen di xool impossible kon mbir mi lépp day dellu si rek fluidité portière bi su gaawee ku ci nekk mën na ci gis sa bopp buy tourner rek y a pas de problème mais bu amee tuuti ralentissement rek fa la gàllankoor yi di tàmbalee waaw te ralentissement bi maanaam dafa doon lu tar lu ñu yàgg a dund dañ koo jooy ba sonn mais mujjul fenn ñii ma la wax nii ñi li ma la fi tuddal léegi nii lu ci mel benn association bu ñuy wax ASTAP ak CATLC mais attends ñooñu dañuy jooy suba ngoon guddeeg bëccëg suba ngoon guddeeg bëccëg maa ngi nuyu sama grand yi fa nekk yëpp lu ci mel ni le président bu dee ASTAP bi kooku moom daanaka suma papa la sax ak vice président bi di Mamadou Ly may profité di ko jaale ndax soxnaam wàññeeku na fan yee ci ginnaaw vraiment ñu doon ñoo ay nit suñu ay mag suñu ay baay suñu ay référence jàngal ñu métier teg ñu ci raay bi vraiment ñu leen koy santé daal voilà donc ñoom jooy nañoo jooy guddeeg bëccëg suba ngoon tey ji boo dellu soo ci benn affaire bu ndaw li ma la doon wax sànq ci wàllu compagnie pour wax la rek ne la dañoo tegul mbir yi ci yoon pour man parce que bu ñu ko tegoon ci yoon affaire yi dem dafa am benn compagnie bu ñuy wax Dakar Terminal compagnie boobu tey jii 70% je peux dire oto la ñuy faral di débarquer foofu mais oto yee ñuy débarquer foofu tey jii exemple laa lay jox bu fa wàccee normalement dañu war a toog fii ak ay 4 voire 5 jusqu'à 7 jours boo ñëwul récupérer si ko ñu transférer ko au niveau de Diamniadio ñoom loolu lañ teg mais gis nga loolu déjà benn tegul ci yoon parce que oto ba ñu jël di ko transférer ñun boroom santu leen ko te kat oto bi mën na am ay dommages ay yu yàqu ci oto bi wala yu kenn xamul effectivement tu perds ça je vous le dis oto moom wala lu mu mënti doon nga indi ko ci porte Ndakaaru bi non loolu moom beneen affaire la luñ ci fekk luñ ci mën a jël am na sax ñu naan waaw da ngay ñëw di bëgg a gis sa oto fekk rocc nañ dama ne rajo beeg man maa gis koo xamante ni li gën a métti dama ne gis nga sëñ bi nañ ko waxte dee biir Dakar Terminal moom foofu moom ñooñu moom dafa mel ni ñoom moom Sénégal boo ya fa nekk di dem gis nga sunu ndaw yi bu ñu leen fa yabalee ñu war a dem fay ji soo leen rombee si buntu fi ñuy fayee non da nga naan fii dafa am lu fi xew mais pour lan d'accord Covid ñëw na am na ay mesures yu ñu jël teg mais dañu waxante dëgg tey jii bu fekkee ne da nga jël lu mel ni compagnie bu mag 3 guichets nekk fa ci Sénégal gépp mais vous pensez que loolu yenn na maanaam mais nañ ko waxte de doo booy Sénégal ngay gis kuy ñëw di indi xaalis di rang ba dee booy indi xaalis da ngay ñëw da ngay rang ba sonn te boo duggee conditions yi ñu la war a teg duñu la fa teg Covid ñëw na d'accord dañuy bañ tàncaloo bi et cetera mais tàncaloo bi nañ ko organiser am na si ay compagnie yu nga xamante ni organiser nañ ko de telle sorte que ñeneen ñi ngi dem di fay ji ci banques yi ba tey doyul parce que bu fekkee ne yow da nga affilié ci benn banque rek te y a pas mal de banques au Sénégal mais lenteur déjà mi ngi am foofu
soo paree nga war a dellu siwaat au niveau du pivot dem yeggali say formalité. après c'est très compliqué mais maanaam dama ne lii sunu ndaw yi di dund calvaire la quoi kenn mënu ko expliquer. kenn mënu ko expliquer vraiment ñu ngi leen di ay jàmbaar lañ ñu ngi leen di jaajëfal sonn nañ trop parfois sax nga gis ci ku ñu dal ci kawam agent bu ñu dal ci kawam patron dal ci kawam mais lépp rek compagnie ñoo leen ko teg. compagnie ñoo leen ko teg. alors mi ngi noonu Sénégal daal doy na waar parce que yaakaar naa les jeunes travailleurs on doit les protéger on doit les booster à ce qu'ils aillent de l'avant mais on doit pas les décourager donc ba léegi ñu des ci ñi nga xamante ñu ngi suivre en ligne Sam Diatta ne machallah vous avez raison sur toute la ligne c'est vraiment déplorable ce qui se passe dans le port. 3 jours yi ñu bokk fayloo le transfert 50 000 boo yàqoo ci yoon bi seen yoon nekku si donc gis nga mi ngi noonu donc daal ñoom daal ils sont laissés on peut dire que ni ils sont laissés à eux-mêmes donc loolu metti na trop donc ñu koy dénoncer fii donc di ci profité aussi président Moustapha di la xanaa rek di laajte seen diggante si rapport bi ngeen am ak douane parce que tey jii ku ne port ne douane mais aussi ku ne port ne transporteurs yi mais on a l'impression que vous êtes les intermédiaires alors yéen rapport yi ngeen am ak douane naka nga ko mën a faram-fàccee. waaw douane gars yi on a l'habitude boo waxee douane ñu ne da nga leen di jeter des fleurs pour bañ ñu sonal ak yooyu loolu amul. parce que man sama xalaat bu gàtt sama bopp laay wax nag parce que douane tey jii bu ñu waxee dëgg rek la leen warloo peut-être ak le port ñoom ñu ngi koy def waaw daan nañ am ay gàllankoor ay lenteur lu ci mel ni ci formalité douanière yi mais maintenant. Beaucoup de problèmes ont été résolus pour dire vrai bu yëpp saafarawul it peut-être la majorité des problèmes géré nañ ko tey jii douane ñun amuñoo ñoom benn xaar ma yàlla parce que tey jii xañ na taxawee naa fi taxawaayu ni ñu koy waxatee transporteur waaye ku ne xam ne ni ñi ma xam dëgg xam nañ ci li may yëngu donc peut-être benn pàcc la ci mbir mi ku ne douane ne transit te vraiment ñoom nekk nañ ay ñoo xamante ni tey jii ubbil nañ sax d'ailleurs seen porte ak ñëpp tey jii boo amee gàllankoor ñun sunu comité dañuy dem dajaloo dem gis leen waxtaan ak ñoom trouver saafara parce que tey jii commissionnaire agréé en douane mooy lantinooru douane fa ngay jaar pour mën a accéder ci douane te ñun ñenn ñi on nous appelle des commissionnaires agréés en douane bon nom bi ñu gën a xam mooy transitaire donc ce qui veut dire que ñoom douane li nga xamante ni ñu ngi koy jëflante ak ñun teg nañ ko daal ku nekkul ci dëgg nag wax dëgg yàlla loolu yow la engagé. bien sûr mais bu fekkente ne da ngaa nekk ci la ñu teg ne lii buñ ko wàcc soo ko wàccee buñ la dóoree bul taxaw di wax naan nangam wala sangam parce que tamit bu ñu nasaxalee sunu douane bii sunu état. tey daal di fay daanaka ak coronavirus lu muy métti douane dugal na 1000 milliards. non mais dama ne on ne vit que de l'importation. ñun Sénégal dañuy importer rek war nañu jéem a góorgóorlu ba xool naka la ñuy def bay sunu doomu réew bi ñu jàppale leen ba lépp ku nekk ci li nga yëngu rek export bi gën a mën a am doole parce que loolu moom moo yore réew aussi. alors ñu ngi nuyu sunu mbokki internet yi ku ci mel ni Gora Ndiaye mi ngi rafetlu bu baax kàddu yi ku ci mel ni aussi Cekka Thiaw Bijou Diop ñoom ñëpp ñu ngi rafetlu kàddu yi bu baax a baax Sam Diatta donc ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen a ngi ci seen émission justice et justiciable donc ñuy fas yéene waxtaane ba léegi ci mbirum jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy waa port ñu ngi koy jànkonteel tey jii ni ñu nekk ci période mbas nag mbas mi gis nañ ni mu demee ñu tëj par exemple aéroport yi daqaloon nañ fi dem beeg dikk bi port yi daanaka liggéey bi xawoon naa sooxe est-ce que tey jii nii foofu ca port est-ce que jël nañ matuwaay yi war ngir motandiku feebar bi waaye tamit est-ce que jël nañ matuwaay yi war ngir ñi nga xamante ni dañoo loru ci liggéey bi ñu dooleel leen. waaw man gisuma bu dee ci wàllu port bi dooleel bi moom je peux dire que ni bu dee dooleel day am ñun ñoo dooleel loolu moom c'est la réalité parce que bi mbas bi amee rek lu ñuy groupement des transitaires yi ak des acteurs portuaires muy ñu leen di wooye ASTAP li ñu génne ci xaalis jox ko état mënuñu la wax nu mu toll ñoom les acteurs portuaires donc ñoom bu dooleel day am ñun ñoo leen dooleel mais en contrepartie soxlawuñu ñun comme ni ñu def di jël ay xaalis di joxe loolu mënuñu ça peut ne pas nous intéresser waaw peut-être état li mu def rek mooy te loolu c'est partout différé na impôts yi ne mën nga ko boucler sur 3 mois mais après da nga koy fay
peut-être bi mbas bi ñëwee jël nañ loolu teg ko pour dimbali ñi nga xamante ni ñooy les entreprises mais dooleel moom pour man bu amee ñun ñoo góorgóorlu ñun fexe ñun wan état ne ko ñun ci dëkk bi lañ bokk problème am na yow président woote nga ñun ñëw nañ teew pour xool nan lañ lay jàppalee. bon mesure d'accompagnement yi ci biir port bi mën naa ne aux alentours du port je peux dire que loolu c'est dans tout le Sénégal pratiquement gars yi ñi ngi sol seen i masque ñi ngi góorgóorlu ñi ngi nangam ñi ngi sàngam. du dëgg bon peut-être jaxasoo bi moom doon na loo xamante ni moom mënuñu ko contrôler. pour dire vrai parce que nit ñi moom dañuy jaxasoo. waaw dañuy jaxasoo c'est très difficile à contrôler. mais nag loolu moom du tey aussi yow en tant que citoyen nga war a xam ni lii lu existe. mais est-ce que à l'entrée du port y a des gardes yoo xamante ñooy gérer les gestes barrières aussi. non mais bon je dirais pas le port parce que port dafa vaste peut-être ci biir port peut-être mën na am ay bureau yu nga xamante ni ñoom jël nañ seen matuwaay ba nga xamante ni kuy dugg foofu di nga laal ci gel bi di nga sol masque sinon doo fa dugg mais port moom peut-être booy sol masque dinañ la booy dugg dinañ la vérifier ba xam sol nga masque ou pas mais daal côté boobu moom amuñu ci benn gàllankoor gars yi ñu ngi góorgóorlu lu ñu mën di takk ay masque di diw ci gel yi et cetera. alors pour xool naka la ñuy saafara jàngoro est-ce que yéen en tant que transporteur yi nekk biir port est-ce que am ngeen comité boo xamante ni booloo ngeen ngir xeex li nga xamante ni par exemple moom ngeen di jànkonteel ak armateurs yi mais aussi est-ce que mës nañ leen dégg ngeen teg jalon boo xamante ni dëgër na parce que tamit tey jii yaakaar naa quand on subit l'injustice day fekk nga toog rek jàpp sa ñaam mais si vous décriez ça tey jii comme ni nga def ni genre dénonciation yu mel nii xëy na mën na indi saafara mais est-ce que am ngeen comité mbooloo moo xam dajaloo ngeen di toog di waxtaan di xool naka ngeen jëmalee kanam maanaam jafe-jafe yi ngeen jànkonteel ci biir waaw am nañ ko mooy comme ni ma la limal sànq rek donc comité des transporteurs yi bi nekk Sénégal bi nga xamante ni peut-être moom moo concerné les conteneurs muy CATLCS donc nekk na comité bu nga xamante ni ñoom ñi ngi bay seen waar ci wàllu woowu waaye parce que vraiment ñoom ñi ngi góorgóorlu lu ñu mën pour di xeex ak yi mais nag mbir mi bu fekkente ni yow da ngay xeex te ñi ngay xeexal mel na ni yow ñi leen war a àtte dafa am fu ñu fare sa problème du gaaw saafarawu effectivement c'est là où se trouve le problème effectivement parce que mooy li ma la wax rek non respect des points yi nga xamante ni moo fi nekk mooy loolu su fekkonte ni tey jii ñoom respecté nañ ko ñun ñu respecté ko mais dañuy avancer si lu bari mais sur ce vraiment ñoom ñi ngi def li ñu mën waaw lu ci mel ni loolu mooy li ma astap ñi ngi daw ñi ngi dem ba lu ne ñi ngi koy jëm waaye ñi ngi kaas ñi ngi waxtaan fu ñu toll di jéem a trouver ay solution mais dadi li ci am solo mooy dañu war a bàyyi suñuy jël ay mesures ñu bañ di ci boole ñooñu il faut ñu bokk ci waaw vraiment maa ngi ci profité di féliciter mooy le pacte du 30 novembre bi passé bon on a fait appel à pas mal de acteurs portuaires ñëw nañ ñu toog waxtaane ko noonu la war di demee mais loolu dafa war a law si lépp maanaam bu ñu jëlee benn affaire lu mel ni AGS bi ñu jël nii bañ ko jël di ko teg waroon nañ ci mën a waxtaan ak nit ñi xool rentabilité bi xool njariñ li effectivement parce que ñun amul benn pour man boog parce que man damay wax sama point de vue personnel bu fekkente ne pour fluidité port bi la xayrun mais problème bi mooy ñun gisuñu ci loolu parce que yow AGS bi booy demee dañ la koy facturer nga ñëwaat ci biir parking bi di dugg sa oto ñu facturer waat la ko alors que ñaari factures yi ñoo bokk fi ñu jëm wala. li ñoo bokk fi ñu jëm maanaam yow ñëw nga ñëw ci man di jënd ma facturer la nga dem ba sama parc di génn ñu joxaat la beneen facture nga fayaat ko te da nga koy fay donc su fekkente ni yow ñëw nga ñu facturer la ko fii mais yaa xëy wax dëgg yàlla doy na sëkk vraiment pourquoi ñuy bëgg soutirer waat nit ñi de l'argent à gauche et à droite vraiment 1500 du xaalis mais xaalis la parce que bu dajalooy doon dara léegi nit ci pour bañ mu sonal la tu es obligé sax nga jéem ko fay man bañuma AGS mais dama ne bu fekkente ni pour fluidité port bi ànd naa ci mais organisation ba ca war nañ ko def soo duggee ci biir port bi soo duggee ci biir AGS war a jël conteneur ñu dugal la foofu parce que dañu dugal ci parking bi nga taxaw xaar mais foofu ñu la dugal war nañ la mën a contrôle boo xamante ne yow boo génnaatee di dem ci yoon bi dootuñu la contrôler effectivement mais gis nga boo duggee ci biir foofu ba génn bay dem ba keroog ngay dugg ci biir port bi agent AGS ñi ngi ci kaw tali bi rangaloo parfois da ngay ñëw am na ci loo xamante ni da ngay ñëw ñu ne la sa pneu bi dafa am problème wala nangam indil la ay détails yoo xamante ni doo xam
xam nga mu doon ay moyens ay daan fekk la ci. mais waxuma non ay moyens yoo xamante ni da lay soutirer de l'argent rek. ku ne xam ne Sénégal fi nu muy demee. ça c'est inadmissible. nañu bàyyi acharnement boobu. jël benn affaire rek teg ko ci réew ne def nii la na dem nañuy waxtaan ak acteurs portuaires yi. parce que ñoom tamit ay jàmbaar lañ de. te am nañ xel macha allah bu doy boo xamante ni lépp lu nit di waxtaanee boole leen ci gëm naa ni dina am saafara. alors gis ngeen donc kàddu gi doon benn ba tey mu nekk loo xamante ni lu doy waar la gars yi ñi nekk ca port ba di liggéey des fois ñu teg leen ay mbir yoo xamante ni daanaka mën na sax yóbbu la ba ci nga changer métier wala nga gedd li nga doon def wala nga dem ba mujj gi sax yow dootoo xamante liggéey bi lu mu lay ndróol donc ñuy rafetlu bu baax suñu mbokk internet yi Birahim Seck nee na les armateurs ne respectent ni les transitaires ni les transporteurs le chef de l'État doit auditer le port donc gis nga mu nekk kàddu gi doon benn ba léegi ñuy ñaawlu aussi multinationales yi nga xamante ni dañ leen jël en quelque sorte teg leen ci kaw ñi nga xamante ni ñooy transporteurs yi jël armateurs yi teg leen ci kaw transporteurs yi loolu aussi les transporteurs sont avant tout des citoyens sénégalais yoo xamante ni dañ leen a war a protéger alors Moustapha ñu ñëw ci sécurité port bi tey port maanaam bëri na lu ñu fay ñaawlu ci wàllu maanaam ay bagages yuy réer yenn saa yi nga gis ñoo xamante ni dañuy ñëw seen oto ñu jël ci lii et cetera alors loolu vous en tant que transporteur laka ngay interpréter état bi pour mu jéem a yokk kaaraange bi nekk autour du port. waaw xam nga état li may wax rek mooy su jëlee ay lenge jox ko nit nangul ko lu ci mel ni Dakar terminal ñoom ñuy parce que ñoom laay ëpp li ñuy tudd parce que peut-être ñoom ñooy recevoir oto yu ëpp su dee conteneur la DP World la ëpp lu muy génne donc conteneur yi peut-être y a moins de problème. conteneur balaa nga koy dajji ba ciy jël dara bu njëkk peut-être daan na am mais depuis bi DP World ñëwee ba tey conteneur bi moom si biir moom kenn mënu ko laal foofu moom sécurité am na fa ba keroog muy génn si biti xanaa nga génn gaare ñu jël sa yëf donc état bi bu fekkente ni li am biir Dakar terminal laa la wax sama sëriñ lu yéemee ngi noonu da ngay ñëw importer sa oto indi ko waa léegi ñoom bu ñu xoolee xool ba amuñu lu ñu sàcc dañuy jël les vitres ba démonter ko yóbbu ko jaayi ko. c'est pas possible. te lii ma lay wax nii ñu koy dund sénégalais yaa ngi koy dund bés bu set. loolu doy waar la nañ ñu dimbali li laay war a suuli biir port bi ñu utal ko sécurité bu doy parce que nit ki jëlee marchandise am sunu mbokku moodu yi dañuy rey seen bopp góorgóorlu liggéey ay at jënd benn oto indi ko fii mais sum waay bu ñu yegsee fii gannaaw la oto la ñuy am. luñ ci mën a jël sàcc ko dañ koy jël sàcc ko te ñoom ñooy terminal conteneur yi ñoom ñoo war a jël seen ay matuwaay ba nga xamante ne sécurité bu doy da ci am su fekkente ne nit ñaa ngi koy coow bés bu set mais état na ñëw xool Dakar terminal mi ne leen yéen coono yi ngeen teg nit ñi lan la teg ay mesures d'accompagnement gars yi di vérifier di xool exactement lan moo xew mais bu sa oto ñu géej ci port bi boo gaawantul jëlee ko fa soo gaawantoo sax di nga ci am loolu naqara santumaak soo gaawantuwul donc yu bàyyi tu es obligé yow booy départ di ko jëlee dëkk ak dëkk nga dindi ko parce que bu yegsee fii ñu sàcc ko mais dafa ñaaw. alors loolu est-ce que tamit doo ci interpeller force de l'ordre yi nga xamante ni ñoom ñu ngi leen di jéem a teg ay daan par rapport ak par exemple seeni stationnement yi nga xamante ni jaarul yoon wala des fois ñu teg la gendarmerie jàpp la police nga jógee fa police sabo la est-ce que ñoom tamit waruñu intervenir ci aspect sécuritaire boobu. au lieu ñuy xam nga aspect sécuritaire boobu force de l'ordre amul droit dem di dugg ba ci terminalu armateur. mais kan moo war a gérer sécurité terminal sécurité bi ñoom seen wàllu bopp ñoom ñoo ko war a gérer parce que c'est eux qui encaissent ñoom ñoo la indil sa marchandise jëlee ko dëkk ak dëkk. alors bu ci dara réeré est-ce que mënoo topp armateur mais doo am dara mon cher doo am dara bindal lettre defal lu ne dañ naan la bu amee problème bindal nga yónnee nga topp doo am dara d'ailleurs sax yow amoo bu sa oto di génn amuloo droit dugg ba si biir ñoom ñoo lay dawalal sa oto indi la ko ba ci buntu bi. yow fi ñu la ko indil foofu ngay rendre compte ni dafa am ay problème. armateurs yi mujjee nañoo. mais am nañ doole mais nañ ko wax loolu faaw ñu waxtaanee ko. loolu moom xam naa ni day jaar yoon sax ñu ñëw port def fa benn immersion exactement xool armateurs yi ni seen nekkin fa parce que lii nii loolu moom c'est scandaleux. c'est scandaleux alors président ñuy waajee egsi si jeexintalu émission bi gars yi nag ñu ngi rafetlu bu baax mbokk internet yi sa mbokk yi ci bari dugg nañ di ñaawlu bu baax di rafetlu intervention bi mais di ñaawlu aussi jafe-jafe yi am ci biir port bi donc loolu moom xam naa ni gis nga ñëpp daanaka ñu ngi koy dund bu baax a baax di ñaan rek ñi nga xamante ni ñoo di nguur gi état bi ñu jàpp ci bu baax
dugg biir port defaraat port ndax port bu jagee lépp jag wax na ko léegi sunu mbokk moodu yi dañuy jënd seen i marchandises jaarale ko ci biir port bi te buy génn daanaka seen xaalis du génn donc loolu mu nekk lu metti loo xamante ni ñu ngi ci interpellé état bu baax. alors Moustapha tey jii ñu egsi si cëppaandawu émission bi. laka ngay tëjee. waaw li may tëjee mooy di sant yàlla di gërëm sunu mbokk yi internet yi ñuy déglu di ñu seetaan di leen wax ni ñoo ngi leen di ziar bu baax di wax chapeau sunu groupement transporteurs yi ak ASTAP ñëwuma fi du ni ñoo ma yabal fa laa bokk waaye yabaluñ ma parce que am nañ bureau mais man personnellement am naa suma avis personnel boo xamante ni maa ngi koy dund peut-être ci port bi et je pense que ni am naa ci xalaat pour partager ko ak ñoom et jàpp naa ni li ma partagé ñoom xam nañu loolu la ñuy dund da di rek jooy doyul fu ñu ko mën a jooyee nañ ko fa jooyee pour les problèmes ñu mën di ko saafara maa ngi gërëm sénégalais yëpp di gërëm mbokk yi ñuy seetaan yëpp di gërëm suma ay waajur xam naa ni sax day jékki-jékki rek seen affaire bi dina ma yàq lu ne waaye il faut parfois ñuy jooy li nga xamante ni moom la ñuy dund parce que c'est très difficile dañu nekk ci dëkk bu nga xamante ne nañu dooleel ndaw dëkk bu dem rek dañoo dooleel seen ndaw. dëgg la waaw nañu dooleel suñu ndaw bi. dëgg la waaw gars yi da ngay daw ci tali bi gis ay nit ñuy góorgóorlu bëgg nañ am dara nañ leen jàppale te yàlla tax mais nag ci kaw jàppale bi du loolu loo xamante ne da ngay ñëw rek ne nga nekkoo ci lu dul yoon ba pare bëgg ñu jàppale déedéet. waaw parce que ku ñuy yóbbaale day fekk nga nekk ci yoon bi. dëgg la dëgg la donc bu fekkee ne yaa ngi ci àll bi wax dëgg yàlla yóbbaale la du yomb. kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan vraiment yéen seen opportunité bi ngeen ñu may. ñu mën di jooy suñu ay mbir. ñoom la maa ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm. vraiment di nuyu borom kër gi di leen ziar vraiment di ñaan saafara. di ñaan le président intervenir parce que problème bi pour man du ministre moo koy régler du keneen na président ñëw régler les problèmes définitifs pour que nit ñi mën a avancer. waaye su seetaan amee rek du sotti na wàcc noonu loolu lañ ko soxlaa. loolu lañ ko soxlaa il faut que parfois gars yi di jékki-jékki di yërndu benn bërëb xool ba xam maa ngay dox wala doxul. c'est très important c'est très important. alors di rafetlu bu baax kàddu yi nga xamante ni foofu la Moustapha Diop daanelee muy dëkk bi foo dugg ci dëkk bi rek ndaw ñi ñu ngi daan seen doole di fexe lu ñu am yóbbu ca kër ga donc ñuy interpeller état bi mu yombalal nit ñi liggéey waaye it mu yombalal nit ñi nga xam jot nañoo am liggéey ñu ci mel ni ña nekk ca port mu sàmmal leen seen liggéey aar leen ba nga xamante ni dinañ ci mën a am lu ñu suturlawoo donc émission bi jeex na xanaa di nuyu rek ñi nga xamante ni mooy di équipe technique bi nga xamante ni ñoo jàpp ci liggéey bi Babacar Alioune Faye liggéey bi rafet na loolu mais aussi di la nuyu aussi Moustapha di rafetlu aussi bu baax a baax disponibilité bi parce que yaa ngi bañ la waxee kii bi ba tey tegoo ci baat rek bàyyi nga loo def te xam naa ni ku jàpp nga amoo benn jot donc loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax mbokk yeeg xarit yi lii moo nekkoon seen émission justice et justiciable di leen jox dig daje ajuma bi di ñëw ci beneen émission